2022. Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième numéro de la semaine bu seen émission bi nga xam ne yéen a ko tàmbal seen bopp mu leen accompagner seen biir site internet di Sénégal 7 di traiter ak yéen des faits d'actualité d'ordre général comme ni ñu koy defee à chaque fois buñ fi nar a indi waxtaan boo xam ne rek ñeel na l'actualité du moment. L'actualité du moment, vous l'avez compris, ñu ngi ci li nga xam ne mooy dernier virage pour la campagne électorale bi nga xam ne ñeel na wàllum législative yi nga xam ne mun nañu wax ne bëri na coow lu bu bëri ñii di ñaalu ak li nga xam ne mooy aussi dérapage de langage yi nga xam ne nemmeeku nañ ko de part et d'autre absence yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci programme bi ñu bëri jàpp ne carrément les candidats dañoo dese présenter lii nga xam ne ay programme yi nga xam ne mun na tax ñii ci Sénégal yi nga xam ne ñoo leen war a voter am voilà benn yaakaar par rapport ak li nga xam ne mooy 13e législature bi nga xam ne wax nañ ko dëgmal di leen wax aussi par rapport ak démission bi nga xam ne kii di le ministre l'ancien ministre Mary Teuw Niane def na ko ci bopp PCA Petrosen bi nga xam ne moom la nekkoon nit ñi di jàpp ne du démission boo xam ne amul ay péripéties loolu yëpp di leen ci waxtaanee aussi par rapport ak li nga xam ne mooy inondation cas évasion bi nga xam ne nemmeekoo nañ ko ci Pape Mamadou Seck mi nga xam ne mun nañu wax ne bokk na ci ñooñ waaye Pastef ñu bëri jàppoon ne sax quorum la ñu retrouver mais finalement ñi nga xam ne rek ñooy takk der yi retrouver neen ko ba delluwaat ko foofu nga xam ne mooy Rebeuss di leen waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na wàllum aussi tolluwaayum Sénégal par rapport ak li nga xam ne cherté de la ville ak conséquences yi nga xam ne mu ngi koy am directement ci panier de la ménagère point yooyu nga xam ne soulevé naa ko, j'ai le plaisir d'être accompagné sur ce plateau par notre consultant maison qui dit Pa Assane Seck il n'est plus à présenter. Salam alaikum Pa Assane. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuhu ya Seyda. Oui, Pa Assane. Jàppite aw gëj na ma laa gis. C'est vrai. Faa nekkoon. maa ngi fi. fii nii. waaw. wala diggante bi tabaski bi moo fi jaar ak. non tabaski woon naa gaar na waaye reprendre naa bu yàgg na Pa Assane. bi noo mujjee gisee boobu ngi xamul la daloon keroog ngay toog la def nii. j'étais souffrante. da nga xawoon tawat waaw. loolu parce que internet yi la doon seetaan comprendre duñu woon. ñu ngi laa nuyu ba baax. maa ngi lay fay Pa Assane. kontaan loogu dugg gis studio yu rafet yu bees yi. yéen daal heure bu ma fi ñëwee rek ya bees. yàlla na yokk waay. allahumma yàlla na yokk waay yàlla na yokk waay. yàlla na yokk amiin. yàlla na yokk xam nga Sénégal. daa war a neex. c'est vrai. ba ma lay nuyu ba baax di nuyu ñi yow setaan. kilifa yeeg internet yeeg ñëpp. di nuyu ña njaboot yi nekk fi. Bijou tuuti. di nuyu Junior di ko féliciter le nouveau marié. le nouveau marié. lune de miel rek ma kaa woo mboñ ma jël. doy na wax de. donc di nuyu kilifa gi. ak kilifa yi fi nekk yëpp. di leen wax kontaan nañu loogu di link di ñëw fii di waxtaan xam nga baa ñëwee ci kër ya yanj dafa baax de. c'est vrai. ñëw fa nga xam da ngaa toog sa xel dal clim bi ëpp la. nga nekk à l'aise. ak dëkk bi ne mu tàngee ak métit bi ne si réew mi nga toog clim bi nga nekk à l'aise daa baax. benn moment c'est le profit. c'est vrai te loogu le Sénégalais yi ëpp soxla moom la ñu bëgg fépp te loolu war a am fépp. fi ne nii kër sénégalais bu nekk dafa war a am clim am ya baax nit ñi dund bu baax bi sénégalais nekk am niveau de vie bu correct. nga xam ne dana dox lijjanti seen ay jafe seen ay problème te duñu toll ci survie. dañoo nekk ay nit yu normaux nga xam ne tali bi nit ñi duñu tàng xol nit ñi duñu xool ni ñu dundee. nit ñaa ngi am ay di ñu def nii. sànq la sama benn yaay bu nekk Liberté 6 woo. Tata Adama Diop en cas nuyu ba baax mu wax ma benn wax bu daw yaram xam la ma wax. mun di leen ñaanal. waaye xam nga fa mu wax la ca des mu ne tar na. c'est vrai. mag bu toog ba ne tar na fekke Senghor fekke Abdoulaye Wade fekke Abdou Diouf fekke Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall mayaa boobu daal di ne xam nga nag la ci nekk li xew nii nag mos nga koo dund.
musuta am li nii. mais monde bi si boppam moo taxaw. bàyyi monde bi dañ ne bàyyi leen monde bi junni baa ko yoree Abidjan gii junni laa la wax dangaa dundaat junni baa ko yoree Sénégal sa fit daa dëf loolu moom différence boobu moo tax noo wax àdduna bi on sait que ça ne va pas on sait que au Cameroun échange bi yokku na on sait mais de façon proportionnelle xoolal foofu na muy yokkoo ak fii ñun ñoo la jël coupe yëpp ñun ñoo la jogget ñun nooy def lu kenn defut ci àdduna ndax lan ab nguur ba nga xam ni daa jël fa mu war a teg 5 francs non mu teg fa 200 wala 100 roppat ka si ñun mais li ñu dal tar na moo tax yàlla def ba Sénégalais yi ak Sénégal soppeeku dans le bon sens pour nit ñi dund correctement. mais li ngay wax ni dina tiital Sénégalais yi de parce que ñu bëri laa la wax ci économistes yi ils disent que les vérités des prix état bi dina ko appliquer après les législatives passent. donc les vérités des prix kon fi mu nekk li ñu dund ni du vérité. la ilaha illallah am na yu bëri état bu Sénégal de ko subventionné. leen de daan la ko wax ba nu bëggee seen nguur àgg ci jàmm ak salaam leer laa la wax lii nit ñi dund nii kilo banaan 1000 francs kilo banaan waa ji da laa peesal mu nekk 5 wala du mat sax 6 banaan nga naan ko sawaay yow léegi lii la mu doon mu naan daa yokk loolu fan la ñu jëm. mais banaan bi nag il faut comprendre que bayewuñ ko. Sénégal aussi non yow li nga wax nii boo si tegee leneen day nekk 1100 wala 1200 ci mbedd mi la noo wàcc. nañ dem si loolu xool. lekk fruit aussi pas censé. waxuma sax waxi fruit. c'est pour les privilégiés xam nga yow da nga bokk ci les privilégiés. non wax ak dégg fruit du luxe. loolu moom mais c'est un luxe au Sénégal. non loolu moom jarut loolu du débat fruit du luxe xam nga loolu moo lay wan musiba bi. waaw bu ñu tollee ci niveau yaakaar ne loolu luxe la mooy musiba maaba kumba. mooy tumuranke mooy alkande ak toroxtànge te loolu ay nguur ya bon ba si njëkk. moo la bu président Senghor bëgg nañ ko loogu suñu kilifa boobu waaye dafa am fu mu juumee daa d'accord ak leen lii ak tubaab te waru woon d'accord ak ñoom. muy lan. daa def indépendance négociée Ahmed Sékou Touré loolu la ko meree loolu la meree Houphouët Senghor ak Houphouët àndandoo nangu mbir mi moo ñu jural li ñu toll fi ñu toll tey cacao premier producteur mondial Côte d'Ivoire yow yaa dàq produire cacao daanaka ci àdduna bi waaye chocolat du jóge sa réew. c'est un problème. chocolat mu ngaa jóge da la naan chocolat Suisse. France mais loolu la mu doon. loolu tax ci histoire ci taarix sanu maam yi dañoo juum nañu sàggan ba ñu def leen ay jàpp jaay ndax lan sanu biir mosuñoo juboo ñàkk doon benn moo tax nasaraan dinu def li mu noo def. loolu moo ñu topp ba tey. donc c'est un problème purement africain aussi au-delà des Européens parce que ñoom seen biir sa avancé il faut se rappeler boo remonter si seen histoire l'esclavage da leen ko dundante seen biir aussi pas. non c'est-à-dire que ces gens. ñoom dañ daan dund croisade. ka mel ni Charlemagne da daan jógee dëkkoo dëkk. la mu romb taal. voilà kuttu dagg bopp def kii continuer ñu jógee ci étape boobu c'est que nag les grands barbares. ñoom la européens yi ñoom ñoo gënoon nekk sauvage ci àdduna bi maintenant il s'est trouvé une chose xam nga lan moo leen dimbali ñoom laaj ma lu leen dimbali loo xam ni dafa am benn sénégalais bu mag boo xam ni Sénégal yëpp dañ ko war a delloo njukkal. muy kan Cheikh Anta Diop. sénégalais yëpp dañu war a est-ce que xam nga Cheikh Anta dañ ko war a utal journée. wala semaine wala weer. c'est-à-dire que Cheikh Anta Diop dañ ko war di ko célébrer pour rappeler à la jeunesse sénégalaise que ñun am nañu benn référence au-delà de nos références religieuses. ka nga xam ni ci daara yooyu la génnee justement. ci références religieuses yooyu la basé wu pour doon la mu doon moom moo rétablir la vérité de l'histoire du monde. c'est vrai. nasaraan dafa kàcc ba doyal. Cheikh Anta ñëw de façon scientifique won ko ni ko waxul dëgg tout est parti de la Nubie et de l'Égypte ancienne nga xam ne ay nit yu ñuul lañu woon mais ñoom nasaraan ci seen ay kàcc bañ nañ ko ba sax ay film bu nu kaa def du ñu jël ay noir wane ne ay noir a fa nekkoon xam ñoo def ay nit yu weex la ñoo jël xale yu ndaw yi daal di jàpp ne ay nit ñu weex a fa nekkoon
loolu moo la histoire sanu ay maam diggante Inde Égypte Ghana la Soudan Nubie loolu moo la sénégalais moo tax ñun ñu am ay trait li ko Cheikh Anta Diop waxoon moo la dëgg gisoo ni ñu nuroog soudanais yi nuroog tchadien yi da am loo xam day feeñ de visu bañ nañ ko ba ñun sanu ay sant yu bëri mu nga Soudan mu nga Tchad ak feneen dama bëgg a wax rek ne ci wàllu développement tabax dëkk dafa sukkandiku ci ay valeurs culturelles yu am doole mais valeurs culturelles dafay sukkandiku ci la vraie science qui prouve que sanu ay maam nii lañ daan dundee ñoom ñoo defoon lii nii lañ ko defee ñun nag ñun l'Afrique noire ñun purement noire ñun en tout cas l'Afrique subsaharienne et cetera sanu maam yi daaw ñu bind dañ daan wax parce que seen doom kooku ne sa maam newoon na ma passaat keneen nasaraan nag moom ba mu ñëwee la république elle était d'abord africaine baa demee fële ca sanu mbokk Fuuta ñu ne la Thierno Souleymane Baal le Thierno le maître baa ñëwee sanu mbokk Lébu yi ñu ne la ca jamonoy atub la yàlla xam doy na ñun dañ daan wax république Lébu moo la nekkoon péncam ñay maam ñu la daan toog la waxtaan organisé mooy sanu assemblée yii fukki penc yi ak ñaar yi nga dégg ce sont des ministres Serigne Ndakaaru moo la seen ab président waxin la wax ak dégg nag. am na solo paas merci pour ce rappel. Voilà. c'est important ñu xam ñu xam ñun ñooy ñan. xam fan la ñu jóge xam lan la ñoo def xam fa ñu jëm. baa xamul ki nga doon doo xam fa nga jëm. c'est important paas. léegi ñu dugg léegi ñun suñu waxtaan bi nga xam ne mun nañu wax ne voilà. waxtaan boobu sax dàqoon politique yi ñu nar a wax.